voilà mbokk yi jërë ngeen jëf en tout cas ci taamu bi ngeen taamu Tas Art TV ni ñu ko doon baaxee defee également ci li nga xam te ne mooy fête bu nekk wala événement bu nekk dañuy seet ci kilifa yi nga xam te ne ñoom ñoo ŋànk li nga xam te ne mooy dëkk bi fas yéene waxtaan yam tuuti ci li nga xam te ne moom mooy actualité li nga xam te ne ñu ñuy yëngoo ci seen liggéey waaye itam naka la ñuy en tout cas gérer seen collaboration ak seen i partenaires xam ngeen monsieur le maire Daouda Sidibé moo leen seet ci tey mu nekkul gan ci Tas Art parce que chaque fois dañ koy gis ñuy waxtaan ak moom ci affaire yu bare ndaxte la commune de Kolda partenaire la ak Tas Art ñu ñëw tamit seet si ko ci bésu tabaski bi monsieur le maire ñu ngi lay dal. waaw maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen baalu ak di leen baal ak ñaan ñu téye ko ay doon yu bëri di rafetlu également bu baax a baax liggéey bi ngeen nekk ci def di leen ñaanal si bés bu tënd bi yàlla jëmal liggéey bi kanam li ngeen fi bëgg yëpp yàlla defal leen ko si baaxam ak barkeem. alors monsieur le maire fu ñuy tàmbalee waxtaan bi fenn la ndaxte dafa di question bi nga xamante ne moom moo daal di nekk ci actualité moo jëm ci wàllu désengorgement ville bi mais aussi ngi li nga xamante ne mooy installation lampadaire yi alors ban projet ak lan moo waral li nga xamante ne moom mooy déguerpissement bi ak désengorgement ville Kolda bi. waaw Baba loolu soo moo ko laajee dinaa sawar tontu ko parce que comme ni nga ko xamee population sax ñoo laajoon pour ñu mën a désengorger dëkk bi rawatina marché central amoon na fi ay jamono si ginnaaw marché central xatoon na lool même pour jaar fa ak tànk sax problème la woon te loolu nekkul situation boo xamante ne mënoon na continuer di wéy. ñuy dem ba yàlla gën a ubbi suñuy bët parce que am na benn cantine bu fa amoon ko circuit jot a lakk mais bu sapeur yi ñëwee guddi la woon sax de mais sapeur yi amoon nañ jafe-jafe lool pour mën fa egg bu loolu amee nag ñu ne wax dëgg ñun pare woon nañ pour def opération bi une nouvelle fois mais wax dëgg nag ak cas bu produire ni war nañ mën baralifia moo tax ñu organiser beneen opération d'envergure bu am doole yàlla jàppee ñu li nag opération boobu noonu ñu lëkkaloo si ak commissaire central commissaire des GMI si kilifteefu également préfet département de Kolda mais balaa ñu koy def comme ñun nu ñu liggéeyee rek dañuy toog waxtaan ak acteurs yi toog waxtaan ak commerçants yi ba déggoo si opération bi wàcc si le terrain ak kilifa yooyu yëpp ñu accompagner opération bi nag mën nañ ne à mi-parcours am nañ ci ndam parce que biñ ko doon def ñëpp neewoon nañ waaw yàgg ngeen di def ay opération désengorgement mais da ngeen fay def ay fan si kanam rek situation bi ñëwaat comme ni nga ko wax tubaab vous renvoyez le naturel il revient au galop mais bii nag ñu newoon nag ñun suñu défi bi moo nekkoon assurer suivi opération ba loolu nag c'était un défi bu ñu fixé woon suñu bopp mais également population également fixé woon ne c'est vrai que def ngeen opération bi mais ragal nañ ñi si suivi bi également ngeen xaw si laaj pour situation bi ñëwaat nu mu mel noonu ñu ne nag on va tirer les leçons du passé gën a taxaw farlu bu loolu bañ a am yàlla jàppale nañu lu ñu doon séntu si njëf ya am na parce que képp ku xam marché central xam nga ni veillu fête jafe na pour nga def ak tànk mais démb oto laa fa jaaree sans type oto laa fa jaaree donc wane na que ni déjà remporter le défi par rapport ak suivi bi mais ba léegi agents yi ñu ngi ci terrain bi nee nañ leen bu leen sonn bu leen taay bu leen bàyyeeku parce que yëf ya il faut veiller au grain soo leen xasee bàyyi tuuti rek situation mën na delluwaat nu mu meloon donc vraiment occasion la pour ñun jaajëf lu baax a baax d'abord préfet département de Kolda ensuite commissaire GMI ak commissaire central nañu wax rek daanaka takk der yëpp remercier également suñu police municipale mais di ñaaxaat encore pour nañ taxaw temm situation bañ a dellu gannaaw mais di ñaan également population yi surtout ñoo xamante ni ñoo nekk ambulants yi ñaan nañ leen encore une fois de plus nañu dem ci site yu ñu leen proposé parce que ñun aussi xam nañ ni dañuy daan doole mais sooy daan doole également na nga ko teg ci yoon
mënoo daan doole di lor yeneen doomu aadama loolu te kenn mënu ko teg si kenn mënu ko justifier jox nañ ay sites de recasement donc ñaan nañ leen nañ fa dem continuer seen activité bi parce que ñun jóguñu pour arrêter activité wu kenn du loolu mais dañoo jóg pour mën a yombalal dem bi ak dikk bi biir centre ville Kolda wax dëgg nag amuñu problème marché donc yebal nañ nañ dem si marché ya pour ñu mën fa continuer seen activité ñun également pare nañ ñu gungee leen si ay mesures d'accompagnement loolu waxtaanee nañ ko donc ñu ngi leen di ñaan vraiment ñu dem ci bërëb yooyu noonu mën a continuer seen activité parce que centre ville moom xel mënatul xalaat ni xel mënatul nangu ni mu mel comme mu melaatoon noonu loolu vraiment jàpp naa ni loolu wees nañ ko mu ngi suñu ginnaaw yàlla également jàppale ñu si diggante bi ñu amoon benn projet implanter ay lampadaires solaires ministre maire nag Abdoulaye Bibi Baldé dox si ay jéego wax dëgg nag taxaw na tem lëkkaloo ak waa ANER mooy ñoo xamante ni ñooy électrification rurale ñu yónni ñu ay lampadaires solaires dotation bu njëkk ba nag 500 lampadaires solaires la ñuy yónnee dañ ko jotee ñu ne priorité bi d'abord centre ville la parce que xam ngeen ni bon ku ñëw si dëkk moom daanaka centre ville ngay jëkkee te Kolda centre ville bi nag amoon nañ si quelques soucis éclairage bu loolu defee ñu prioriser centre ville bi ñu def 30 lampadaires solaires ba tax na tey du samay kaddu nag Kolda ñoo ko wax centre ville tey soo fa demee guddi day mel ni bëccëg lamp yaa ngi leer neñ yeneen lampadaires yi incha allah fas yéene nañ également def ko ci artère principale yi si fan yu wees rek defoon nañ ay jéego yu bëri pour récupérer quelques lampadaires ci réseau Sénélec bi ak suñu benn entreprise prestataire privé bu fi ñëwoon récupérer pratiquement lamp yu bëri ci éclairage Sénélec bi mais am na bërëb yoo xamante ni foofu situation bi dafa gën a compliqué parce que réseau yi ñoo am ay dog-dog te loolu nag pour nga defar ko vraiment liggéey bu rëy la ñu ne balaa loolu yàlla indi fi solaire bi nañ fa teg solaire bu mën a continuer te solaire également option la pour ñun déjà parce que duñu taay di ko fàttali Kolda dafa bokk ci ville pilote yoo xamante ni ñoo développé stratégie ville verte Kolda nekk ci pilote te képp ku wax ville pilote également xam nañ ni dañuy def la promotion du solaire parce que énergie benn pilier la ci juróom benn pilier ville verte te ñun bu ñu defoon suñu forum bi dañu ne dañu bëgg Kolda ñu mën a mettre le focus ci solaire bi parce que solaire déjà énergie propre la daanaka du indi ay loraange yu bëri ci wàllum environnement mais également doo ci fay dara parce que yàlla ji moom moo yor naajam te yàlla may nañu Kolda naaj ba moom alhamdulilah rabbil alamin presque ci at bi yëpp ñu ngi am naaj donc doo fay dara ndax ci dolli gis nañ ni luminosité bi alhamdulilah rabbil alamin daanaka sax luminosité bi diamètre bi ni muy leeree moo ëpp sax pratiquement soo xoolee réseau bu Sénélec bi donc loolu yëpp def na ni tey jii nii ñun jàpp nañ ni solaire la ñu war a mën a gën a utiliser pour côté éclairage public dañuy defar également ay économie ba xam ngeen éclairage public de chaque fois ay entretien le facture ak yu mel noonu bon également day xaw si côté nga faga day xaw métti tuuti mais ak solaire bi nag loolu yëpp amu si te solaire bi entreprise bu gagné marché bi may assurer également entretien bi ba juróom-benni at donc jàpp nañ ni wax dëgg nag moom dal nañ ci bi yoon nag te loolu ak aussi mbégte bu rëy la parce que ministre maire bu ñu doon voté budget 2020 bi fekk ni population yi Kolda koo laaj rek mu ne problème population yi éclairage la Kolda dafa lëndëm dëkk bi maara day taal yi dëkk bi lëndëm na ministre maire ne dinañ taxaw tem xar suñu tànk tubéy ba 2020 suñu projet prioritaire yëpp mu nekk éclairage Kolda nekk ville éclairée loolu nag alhamdulilah rabbil alamin même seen naataango yi sax ñoom ñu ngi koy waxtaanee nee nañ gis nañu daanaka côté éclairage bi bu nekkoon préoccupation léegi commencé nañ ko saafara mais loolu nag du tax nag ñu bàyyeeku nag du tax aussi ñu toogee njaaxaanaay dañuy gën a farlu gën a taxaw parce que xam nga 500 lampadaires moom bëri na bëriwul dëkk bu mel ni Kolda bu ñu defee terrain bi ñoom sax gis nañ seen bopp ni offre bi dëgg baax na mais demande bi moo ëpp offre bi ba léegi ñu ngi leen di ñaanat encore
ñu mën yokkal encore dotation lampadaire yi pour que ñu mën ko tasaare biir Kolda yëpp ba fépp foo romb guddi mel ni bëccëg même su pousse daanoo sax nga mën koo for loolu daal la ñu namm te ñu ngi ñaan yàlla nag defal ñu ko ci jour julli gi tedd bi. voilà dafa mel ni monsieur le maire mu commencé laal sama question bi bëggoon xam rek lan moo waral à chaque fois ñuy naan Kolda moo nekk dafa bokk ci région yi nga xamante ne région yi gën a pauvre ci Sénégal. ah mais xam nga loolu aussi ñu koy wax xam nga question pauvreté il faut que ñu relativiser ko c'est important mais wax dëgg nag su nekkee yàlla rek moo tax ñuy wax amuñu parparloo amuñu aj ak seen ku xool Kolda ay at yi ginnaaw rek wax dëgg ati ginnaaw rek du ma dugg ci ay comparaison de régime mais ati ginnaaw rek ku xamoon Kolda ak ku ñëw tey Kolda dina xam ne xar kanamu Kolda sànq na bu baax a baax a baax a baax a baax bu baax a baax a baax a baax donc côté infrastructure Kolda def nañ ci ay jéego mën nañ sax ne révolution la tey parce que nañ am aussi di xool tuuti ci rétroviseur bi Kolda musul am ay rond-point Kolda musul am ay tali yu am 4 composantes amoon nañ fi ay tali yéen a ngi rappelé wu projet Kolda indépendant 2006 yi mais tali yooyu noonu ak tali yii nii dafa wute parce que tali yii nii ay tali de dernière génération lañ te dafa ànd ak 4 composantes dañuy defar tali bi def éclairage def assainissement def aménagement paysager gis ngeen ni wax dëgg nag côté infrastructure routière def nañ ci ay jéego yu bëree bëri nga ñëw également ci beneen wàll te dem bi ak dikk bi gën na yomb parce que bu njëkk ba Kolda fi pour nga déplacer wu ay Jakarta nga doon jël et souvent accident yi ak yu mel noonu mais léegi Kolda soo fi ñëwee mën ngaa jël tata rek la say courses yëpp pare donc loolu également jéego la parce que man souvent fu may nattee indicateur développement xam nga aussi c'est vrai que baax na ñuy naan ay PIB fii di théoriser tout ça c'est bien mais man fu may nattee indicateur développement si population laa koy nattee am na benn jigéen bu naan man tey damay jël 100 francs ma ñëw ba Kolda ma jaay jëlaat dem sama dëkk togg añ ci 200 francs donc moom jàpp na ni que yi faa ngi dox jaaykat soow bi ne man bu njëkk ba dama doon jaay sama litre sow mais problème la pour mu am ceeb ak yooyu noonu mais te ak litre sow dinaa jaay sama litre sow jënd sama ceeb togg sama añ ba mu am économie donc loolu également ay mandarga la yoo xamante ni war nañ ci mën a xayma suñuy wax mbirum pauvreté ak yu mel noonu mais wax dëgg nag yaa xayti wax yàlla rek xam ne ni même suñu ne Kolda pauvre na nañ ko relativiser Kolda ressource naturelle nekk Kolda daanaka c'est vrai que Casamance naturelle la ñu wax mais Kolda également nature bi yàlla may nañu nature bu naat fii nii côté agriculture agroforesterie côté élevage donc vraiment foog naa ni man dama jàpp ni Kolda c'est l'avenir du Sénégal suñu manko mën a transformer ces ressources là en richesse kenn du ne tey Kolda dafa pauvre te man bokk naa si ñoo xamante ni mënumaa nangu ñu ñuy taxer de pauvre parce que pour man Kolda pauvreul mais dañu liggéeyul ba mën a exploiter à fond les ressources naturelles de Kolda loolu waxtaan bi nekkee parce que tey jii nii alhamdulilah rabbil alamin lu ñu benn paa wax rek xam nga jamono day dox sànq bu ñu doon nuyoo si julli gi ni am na benn paa bu ñu ne yéen da ngeen ànd ak barke de parce que ñun de bu njëkk ba dañ doon toog ñaari fan kenn du taal si biir kër ya te yéen alhamdulilah rabbil alamin ñun coon bu ñu dajoon yëpp dafa mel ni si yéen léegi macha allah donc loolu également xam nañu ay indicateurs la c'est ça c'est la population qui parle nekkul lu ñu inventé bon vraiment dañuy jàpp ni rek wax dëgg tout n'est pas rose aussi ça aussi il faut le reconnaître quand même mais jéego yi quand même également am na biir Kolda mais la pauvreté est une question assez relative te man du ma nangu mukk ñu naan Kolda bu dëkk bu pauvre la ñu ànd si déet dañu ma jàpp ni Kolda pauvreul mais ressources yi la ñu exploité wul suffisamment pour ñu mën a tirer le meilleur profit de Kolda jàpp naa ne Kolda rek moo doon dundal si Sénégal te ma teg ko nag également si ay firnde yu wër waaw.
monsieur le maire sama dernière question mooy que ni bu ñëwee Daouda Sidibé on te dit que c'est le maire social bi nga xamante ni en tout cas social la alors Covid 19 tabaski Korité alors noo ko dundee ak militants yi. waaw mais Baba xam nga rek ñun ay taalibe lañ ñun dañoo jàpp ni rek que ay jaam lañ te ñu dénk ñu soxla askan wi donc suñu wareef ñun mooy ñu jaamu soxla yooyu noonu man noonu laa ko jàppee rek moo tax je n'aime pas trop de faire la grosse tête ak yu mel noonu autorité ce n'est pas important jamono bu ñu toll nii moom je pense que lu am solo mooy nga liggéeyal sa gox liggéeyal sa dëkk te pour liggéeyal sa gox liggéeyal sa dëkk il faut également nga xam dëkk boobu noonu fa nga xam ñu ngi liggéeyal tamit moo tax fa nga jege population yi laaso ak ñoom sa ak ñoom jàmm parce que avant tout kenn si ñun daanul si asamaan bi de population yi fii ñoo ñu tëral donc fa ñu delloo leen astu bi ñuy jox tamit donc loolu dong la wax dëgg nag comme ni nga ko fa di waxee rek ñun politique defuñu ko pour ñu njëriñ suñu bopp déet ñun du loolu nañu am conception si politique ñoom li ñuy def politique pour ñu mën a njëriñ askan wi la parce que ñun jàpp nañ ni sa dund pour mu am sens foog nga amal njëriñ askan wi loolu mu dund mu am sens dund bu amal xamante ni yow amuloo benn njëriñ sa askan loolu moom kenn ñaanu ko yàlla maara day taal loolu mooy ñun suñu sensu engagement te loolu du ñu taay incha allah chaque fois que yàlla dañuy jox ay possibilités dañuy defalal ay xéwal incha allah lépp lu ñu am dañ koy bokk ak population yi te du ñu taay di taxawal population yi di jaamu seen i soxla di fomp seen i rongoñ ba à chaque fois suñu tegee problème sollicitation ñu mun ko saafara ñun jàpp nañ ni loolu moo war a nekk suñu taxawaay te bon ñu ngi jëm nag ñu ngi jëm c'est vrai que maturuñu nag bon yàlla ko matale mais ñu ngi jëm daal yàlla baax na. monsieur le maire ñu ngi lay jaajëfal. mais Baba maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax am kontante bu rëy nag di leen di ñaanal vraiment yàlla yóbbu liggéey bi kanam parce que li ngeen def ni vraiment liggéey bu rafet la parce que li wane ni dafa wane ni également que rien de grand ne peut se faire sans passion sànq maa ngi doon wax ni Baba dafa passion la si moom finalement mais passion bi dem na léegi ba nekk dëgg wolof Njaay day wax ni loo gëm su yàggee mu gëm loola yàlla sa aventure bi mu répondre ak loolu noonu jàpp naa ne tey jii nii bi ngay dugg si mbirum communication ak événement ak mel noonu passion la si yow mais bëgg naa si passion boobu noonu nga dem ba njëriñu si nga am si entreprise yoo xamante ni ñëpp mën na si suturaloo ay Kolda liggéey si également parce que am ngeen xarañte bi am ngeen technicité bi donc lu des rek mooy mesure d'accompagnement yi te incha allahu rabbi nañ jàppalante ba mën leen gën a puusaat su ko defee yéen it à partir de Kolda ngeen mën a positionner wu au niveau national ba lépp luy am si warum communication événement au niveau national dañuy naan ani waa TAS Art c'est important c'est très important loolu nag wax dëgg ñun jàpp naa ne war nañ également jouer un rôle dans ça te incha allah nañ leen accompagner pour loolu mën a nekk pour ñu xam ne également qu'à Kolda il se passe de très bonnes choses et on fait de très bonnes choses ici également à Kolda c'est important te exemple TAS Art je pense modèle la boo xamante ni war nañ ko mën a colporter pour ñu xam ne très bonnes choses qui se font à Kolda également vraiment di leen di ñaanal yéen yëpp bon am na nag benn ñaan boo xamante ni bëggoon naa ko def mais ma rappelé benn pal moo xam dafa doon naan am na ay saa dañuy naan déwén su waree métti na mel ni ren mais bi yoon dañ koy changé bi yoon moom parce que Covid bi moom dafa lëmbi adduna bi yëpp jaxase carte gi. kon da ngay tëb 2020 quoi dem 2019. mel nañ daal ñun daal lu ñuy ñaan daal déwén gën ren à tout point de vue vraiment à tout point de vue loolu mooy ñaan bi daal. monsieur le maire merci beaucoup. jërëjëf en tout cas merci ci accueil bi merci en tout cas équipe TAS Art bi yëpp merci beaucoup en tout cas jaar yi gis ngeen gars yi ni ngeen ko waxee dem nañ si page bi rek mu ngeen abonné wu rek mu ngeen en tout cas suivre lépp luy exclusivité lu war a xew si biir Kolda daañu leen ko jox à travers TAS Art TV merci jërë ngeen